كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنحرق فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يحلم الجهر وما يخفى أن يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يصلى نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر.
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم nuyoo bi gën a sell gën a kawe te lépp di jàmm ñépp soxla ko ba ko amul uti ko jógee ci sunu xol jëm ci kenn ku nekk ci yéen di leen ziyaara ngeen nga rafet ziyaar ànd ak cofeel ak mbégte di leen balu àq ci yi ñuy yëg ak yi ñuy yëgul di leen bal àq nag tey ñaan yàlla boole ñu bal di leen ndokkeel ci bés bu tedd bii di bésu xéewal bésu jaamu yàlla bésu zikkar bésu ndokkalante di bés bu tedd bii di tabaski lii di tabaski nag ndigal la lu yàggul lool tegu woon ci yonentu yàlla bu tedd bii di xaritu su yàlla subhaanahu wa taala di sunu maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam mu seq ko nag ak doomam ja ismaïla ci war ko rendi ci ndigalu yàlla te ñoom ñaar ñépp amuñu ci benn xel ñaar ci jëfe santaane sunu borom bi li ko yombal nag mooy gëm gi nga xam ni ñoom ànd nañ ko gëm yàlla ci jëfe li nga xam ni mooy santaane bi wàcc ci ñoom te benn sikki sàkka nekku ci nag ba tax sunu borom uutoo ismaïla mi nga xam ne moom la ñu waroo rendi am xar jëf ji nag tax na ba kenn ci ñun rendi wul mu jur lii nag war naa tax ba jullit bu ko am te man koo def ko muy wareefam ci rendi tabaskeem ni ko diineem sante te bàyyi xel nag waxu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min ibni aadama yowma nahri amalan ahaba ila allahi min iraqati damin yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne bés bii daal nit deful lu ëpp tuur deretu la muy tabaske te sunu borom subhanahu wa taala dolli nag ñu xamal ñu lii qaala allahu tabaraka wa taala lan yanaala allahu luhumuha wala dimaawuha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom soxlawul deret ji soxlawul ndawal gi waaye li mu soxla ci ñun daal mooy ragal yàlla nag moom kenn da nga koy kennal yàlla mooy kenn ñu kennal ko yàlla mooy ki wéet ci wéetaay boo xam ni soxlawu ci wéetal te sonalu ko moom mooy ki nga xam moom la ñuy jaamu moom dong nag kese nag ndéem démb nag ak lu jiitu démb ndax am na lu jiitu démb ci moom ci ñun tey ak ëllëg ak ginnaaw ëllëg nga xam ni moom dong mooy ki fiy des yàlla mii nag moo jara jaamu te ku dul moom moo ñu jaamu la waaye tamit ku ko jaamul perte nga sunu borom subhaanahu wa taala li ñu war ci moom mooy gëm yàlla ragal yàlla topp yàlla te di ko jaamu qaala allahu tabaraka wa taala innani anna allaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimu salata li zikri yàlla ne naka man ma di yàlla amul benn yàlla budul man kon na nga ma jaamu ngay julli ngir fàttalikoo ma ni ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala ak ni ñu koy jaamoo sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ko jaarale ci kii nga xam ni moom la ñu war a roy di nit di jaamu yàlla di soppe yàlla di yonentam mu gënal ko nag ci ñépp muy kan seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moo ñu xamal kuy yàlla xamal ñu ay bëgg-bëggam xamal ñu ay ndigalam ak i tereem ngir ñu mën a tegu ci yoonu njub mi nga xam ni mooy njariñ génne ñu nag ci lëndamu kéeféer mi nga xam ni moom mooy lor yàlla na yàlla def jàmm mucc ak xéewal ci bii yonent ak ci waa këram ak i saabaam ak képp ku tegu ci sunnaam ba ilaa yawmi diin sunu yonent bii daal di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yonent yërmande
moo ñu teg ci yoon wii ñu musal ci loru musal ñu ci lore jàmmarloo jaayante doole ak mbugalante te lii nag siiw lool ci sunu ëtt yi siiw lool ci sunu réew mi siiw lool ci société bi siiw lool ci àdduna bi te mooy li ñuy tuddee won di xañin nun ba fa di tekki nag violence mu war a nekk tey sunu cëslaayu xutba tey bu ñu laajee kon nag lan mooy violence kañ lañ koy def ak yan xeetu violence am bu ñu laajee ban taxawaay la islaam am ci won di violence dinañu gis ni islaam bañ na ko islaam bëggu ko islaam santaanewu ko waa ndax lan ndax li mu tege ci lore ci loru ci jaay doole ci yàq ci rey ci reyante ak lépp lu xeetoo mbaa mu sosoo ci moom islaam nag diiney jàmm la diiney tolérance la diiney jéggale la ndax sax nag du bañ gi nga xam ne sunu borom bañ na ko ba di violence ba baat bii di tekki violence doo ko gis ci benn aaya alxuraan ndax sib bu ko sunu borom sib ba nangu koo sax tudd ci téereem bu tedd bii lii ñu ciy fekk kay mooy déclaration bu màgg bii te sunu borom di ci wax lii déglul yàlla rek subhanahu wa taala xaala tabaraka wa taala wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla subhanahu wa taala ne yónni wuñu la ngir dara nag dul nga nekk yërmande ñeelu àdduna bi yépp nag sunu borom subhanahu wa taala mu ngi leeral aaya bii ci mission bi nga xam ne jox na ko seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu indil ko waa àdduna muy njariñu mbindeef yépp nag yàlla subhanahu wa taala waxul yonent bi de yërmande ñeel arab yi waxul yonent bi yërmande ñeel ñu ñuul ñi waxul yonent bi yërmande ñeel ñu weex ñi wala yërmande sax ñeel nit ñi déedéet li ko sunu borom sant kay mooy yërmande ci mbindeef yépp nag lépp lu yàlla bind yërmandeem ci la ko wala kon moom misak àdduna defar mbindeef yi yónni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu doon ab yërmande waa ndax kon kii defar àdduna bi séentuwul benn yoon nag jàmmarloo séentuwul benn yoon xët-xët séentu yoon benn yoon xadar te lépp di jur ñaawteef kon violence ak ku ko mën a bëgg foo ko mën a defee ak noo ko mën a defee yàlla sant ko kenn mu koy sooke te ku ko mën a jëf mooy nga yàlla ci ay bëgg-bëggam li am kay mooy borom bi dafa jël safaanu violence boole ko ci ay turam ak ay melokaanam yu tedd ya qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fi l amri kullihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla subhanahu wa taala borom ñeewante la te bëgg na kuy ñeewantal tey ndànk ci bépp mbir kon mbokk yi chariatul islamiya daal moom nanguwul benn yoon violence ñu koy jëfandikoo ak xeet bu mu ci mën a doon moo xam ci jëf la wala ci kàddu dina baax nag ñu jéem a xam diine ji naka la ko tekkee ñu déglu ci borom xam-xam bii xaala cheikhu yusuf al qardawi al unfu huwa istixdaamu shiddati wal izzati fi l xayri mawdiiha aw xayri awaaniha aw bi aksara mimma yalazamu aw bi xayri haajatin ilayha aw bi duuni dawaabiti istiqmaaliha jëlee nañu ci cheikh yusuf al qardawi muy wax ni violence mooy jëfandikoo kàttan ak xët-xët ci lu dul palaasam mbaa ci lu dul waxtoom mbaa ñu jëfandikoo ko ci anam yoo xam ni dafa jéggi dayo wala ñu jëfandikoo ko te fekk nag soxlawuñ ko woon foofu fekk mënoon nañoo waxtaan ba juboo mbaa ñu naxante ba juboo waaye daal wa shaawirhum fil amri nañu diisoo ba juboo ñu bàyyi fa yooyu yépp nag jëfandikoo kàttan doole xët-xët ak xadar ci nii kon mbokk yi violence bari na te wuute bi ci gën a ràññeeku nag mooy violence bi nga xam ni dañ koy def ci kaw nit ñi muy la violence physique. Elle se caractérise par l'emploi de gestes violents envers autrui, pouvant entraîner des blessures et même la mort. Mais lorsque la violence physique est utilisée, il y a de fortes chances que d'autres formes de violence apparaissent dans la relation, notamment la violence verbale, la violence psychologique, la violence conjugale, la violence domestique, politique, économique, faite aux femmes et aux hommes, etc. lii nag di violence physique
mooy bi ñuy def ci jëmmu nit ki ci kaw jëfandikoo doole mbaa ngànnaay jëme ko ci moom mu mën a jur gaañu-gaañu yàqu-yàqu ci jëmmam ci alalam ci faat bakkanam lii nag mën na àndal yeneenu xeetu violence yu tukkee ci kàddu ci néegu sëy ci politique ci sëy ci mbedd mi ci kër gi ci wàllu xel ci koom-koom ci politique ak lépp lii mën a mandargaal nag violence physique bari na te lii ci la boo pesee nit ci rek violence physique commencé na nga naj ko violence physique commencé na nga domp ko yaa ngi ci violence physique gësam ko ba max ko matt ko boo ko poñee wala nga wéq ko wala nga jam ko wala nga dóor ko waa nga tëj ko boo ko xoqatalee ci ngànnaay wala nga sànni ko ak loo ko mën a sànni nga lakk ko nga rey ko ak loo ci mën a def leneen ñu ngi ci loolu yëpp nag ñu ngi koy defee ci loxo ñu ngi koy defee ci tànk ci gémmiñ ci paaka ci rabbu ci bët sax nag ci yat ci fetal ci almet essence bomb ak bépp xeetu ngànnaay wala jumtukaay bu mën a yàqal nit ki mbaa mu di ko faagaagal waaw faagaagal nit moo la tax a jóg te àdduna bi indi ñu fi kenn pour ñuy faagaagal kenn ndax yàlla santaane ko kenn waaye lépp lu suñu borom santaane wul nga dugg ci yaa ngi koy moy te bu ëllëgee di nga dajeek moom te dina la mbugal moo tax yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu war a bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala ak mbugalam ndax kat da ngay dee fekk lépp nga def fayta na la ginnaaw nga ñëw dajeek moom qaala allahu tabaraka wa taala fa zarhum hatta yulaaqu yawmahum allazi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wala hum yunsaruun yàlla ne bàyyi leen ba ñu dajeeg seen bés bi nga xam ni des nañ leen rey bés boobu de seen pexe du leen fa jariñ dara ku nekk nag yow ku nekk kon nag yow fexeel ba jëfandikoo doole bu mu la yóbbee jafe-jafe ëllëg waaye fii ci àdduna bi nu ñu def ba am lu ñu bëgg dañu ko jaral moo tax lépp nag ci kaw tayeef lañ koy def ci kaw tayeef lañ koy def gis nga la violence ne résulte pas d'une perte de contrôle mais elle constitue au contraire un moyen délibérément choisi pour dominer l'autre afin d'affirmer son pouvoir sur lui violence ñàkk sago wala mbetteel lalu ko de waaye yoon la boo xam ne bi moom la ñuy tànn ngir am kilifteef ci nit ki ngir féete ko kaw ci man koo won sa doole sa kattan mbaa mën a am li nga bëgg ci moom ci dudul waxtaan dudul juboo xoolal nag kii yore oto ànd ak ay ñoñam gànnaayu jàpp waxtu tànn béréb ba mu jëm daji kër jël la fa nekk seen boroom di gis bu jéemee dara ñu rey la ndax kii def lii mbir mi lu ko bett la déedéet dañu ko xalaat natt ko natt waxtu wi natt béréb ba natt nañ fay fekk soog a jëf waa xoolal mbër mi ngemboo këram ànd ak ay suqam waajal boppam bu ko laajee sax nag mu dem bitim réew tuur fa xaalis bu bari ne day waajal boppam te kat xam na ni fii mu jëm ak lii mu jëf gaañante am na ca waaw kii bu dóoree ba gaañ mbaa sax nag mara day taalif topp ca ndax lii kii am na lu ko bett déedéet waaye ak gaañu bu ci mën a nekk wala sax bekken rot ci kenn dootu ko tuddee violence luñ koy woowee accident ndax dañu ko yoonal moo tax dara fekk ko ci bu dee nawetaan yi moom doo xam sax nag lu tax violence di ci am ba ñu bokk gox di moytonte du ñu demalante du ñu dikkalante ay mbokk tas ci lu yokkul quartier bi dara nag ki dara 20 ans ngi nawetaan di xeex ak xuloo lan la yokk ci quartier bi wala ci nit ñi kon violence boobu amul foofu jël amul loolu quartier bi benn njariñ nga yàq ci mbokk nag lore ci mbaa ñu lor la ci sax nag di ci gaañee ak a tooñ te lii lépp nag di tooñeel bu màgg sax nag mel ni ku fàtte sunu borom subhanahu wa taala ci ku tooñ fàtte mbugalam sunu borom subhanahu wa taala nag artu nañu bu yàgg nag ci mbugalam warul bett kenn qaala allahu tabaraka wa taala wa ida raa allazina zalamu azaba wala yuxafafu anhum wala yunsaruun yàlla ne ñi tooñ bés bu ñu gisee mbugalam kenn du leen woyofal dara te kenn du leen yéexe nag mu mel nii kenn bàyyiwul xel yàlla ci jëfandikoo doole ci jëfandikoo violence demal nag ci école yi xeex ngir jiite Fosco mbaa amical
ci université yi bay jur jàmmarloo di gaañante ba ci reyante sax waaw kii nekk université ndax yëg nañu moom fi mu nekk fan la gis nga képp kuy xeex université mbaa nga fay jëfandikoo ngànnaay yow xamal ni mérito fa nekk foofu du sa place ndax yow xamoo lu université di tekki nag ndax université xam wut xam-xam toppatoo xam-xam am xam-xam ba mën a jariñoo xam-xam moo fa war a bàyyi képp ku fa nekk du intérêt parti mbaa intérêt daayira mbaa intérêt tarixa mbaa intérêt diine mbaa intérêt waaso mbaa intérêt xeet mbaa leneen lu mën a nekk warulu fay yitteel ndax dans l'espace scolaire et universitaire l'intelligence doit primer sur la brutalité bu fekkee xam-xam nag moo la fa bàyyi looy def looy wax ci xam-xam nga koy war a teg bu boobaa kenn du la mën a yóbbu ci dara mbaa mu lay def loo dara lu ëpp lu dëppoowul ak xam-xam bu dëppoowul nag ak xam-xam doole rek moo fa des te doole kenn du ko xeexee lu dul bu fekkee nar nañoo gàllankoor yoonu yàlla te lii yépp dara nekku ci boo ci reyante amee yëgal ni yow mi def loolu ba loru mbaa nga lore yàlla subhanahu wa taala mere na la te sant la ko qaala allahu tabaraka wa taala wa man yaatul muminan mutaamidan fa jazaau jahannama xaalidan fiha wa adiba allahu alayhi laanahu wa aadda lahu azaban azima yàlla ne ku rey jullit te tey koo payam safara la te dafay béel yàgg fa lool nag merum yàlla ak rëbbum yàlla tegu ci kawam te mbugal mu màgg moo koy xaar waa bu fekkoon nag ñu ngi bàyyi xel yàlla di sóoraale ëllëg kon mbir yi du demee nii lii nag moom ndax yéemewul sax nag lii ndax yéemewul violence à l'école jóge ci ndongo bi jëm ci jàngalekat bi ñuy profiter ci lii di ñaanal yàlla te dina ko jàlle sunu mbokk sunu xarit sunu soppe El Hadj Papa Ndiaga Seck inspecteur de l'enseignement élémentaire xam naa bu ñu fekkee woon yii mu ko dana gën a tar ci seen nekkin ci violence à l'école jóge ci ndongo bi jëm ci jàngalekat bi lii de kenn déggu ko ci benn daara ndongo bi dóor na sëriñ bi jam na sëriñ bi da nga ko mas a dégg ci benn daara kenn du ko dégg ci benn daara waaye lii bu mënee am mooy ñii di ut loraange xale yi te ci ñoom loraange xale yi yooyu ñoom ci la ñuy jàpp ne dañuy jàppale xale yi ñoom ci la ñuy dund te weesuwul kat kan ay droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme gis nga droit yi yépp islam moo ko jox nit ki ba mu mat sëkk te loru ko ci benn yoon waaye droit yii day dindi sax humanité nit ki laa wax da ngay dem ba humanité bi ñoom mën nañ ko tas ci benn bés ndax seen droit yi droit boo xam ne bi islam reconnaître ko kooku benn jullit du ko reconnaître droit tax na nag ñoom tax nañu ba kenn mënatul a jubbanti benn xale ba tax nag tey élève di dóor ak di jam professeur jaaduwul waaye bu fekkoon ku ko def dootoo jàng ci benn école du public du privé tekki doo def benn examen ci mim réew kon léegi rek loolu jeex jàngalekat ak bu mu ci mën a doon jàngalekat ak bu mu ci mën a doon boroom xam-xam la li la ci war mooy fonk ko yëkkatil wegal sunu borom subhaanahu wa taala de dafa am fu mu leen teg moom déglu ko qaala allahu tabaraka wa taala wa ida qiila ansuzu fansuzu yarfaqi llahi allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima taamaluuna xabir bu ñu leen nee jóg leen yàlla subhaanahu wa taala dina yëkkati ñi gëm ci yéen ak ñi nekk boroom xam-xam ci yéen kaweel leen yàlla nag ku xam la lépp loo xam ne ñu ngi koy def yàlla ku xam la li ñuy def waaye waroon nañ ko pénaliser lii di outrage à enseignant dafa waroon a am
ndax outrage à magistrat amul fu mu ko gënee te moom mooy defar magistrat outrage aux personnes au corps en tenue policier gendarme douanier boo leen di laalee ñu ne boo daggee sa bouton sa dem kaso waaw te kooku enseignant ko defar moo ko formé waaw nga def outrage ci moom ñu bàyyi la ngay dem ñu jàpp la nga def outrage ci kii formé adduna bi yépp kii defar jikko kii niteel nit ñi nga ni kii sama yoon du ci nekk dañ koy régler en conseil de classe réglé wul loolu il faut une loi pour ça parce que ça finit te weesuwul waaw ndax ñii di saytu àq ak yelleef wax nañu ci lii waaw lan moo seen taxawaay ñoom daal ñu ngi fi nekk rek sëriñ daara gaañ na ndongo sàngam sëriñ daara lakk na kii sëriñ daara wokk na kii sëriñ daara foo jëm ñu ne kaso ak yomb ndax ñoo fi dese yar te bëgguñu ko yaru seen toogaay yooyu nag boo demee ci tribunaux yi fekk leen dafa mel ni mettitu xale yi la ñuy wër te bu ñu amee mettitu xale yi loolu mooy li leen di dundal mais c'est ce qui les fait exister suñu jumtu benn xale bu ñu recensé ne dañ koo gaañ ci daara wala ci nangam dootuñu dund dootuñu am métier sax te boo waxee ñu ne Union européenne mooy fay wala Union européenne mooy financé l'Union européenne fait la promotion de l'homosexualité moom promotion góor jigéen lay def ku nangul mu def loolu leneen bu loolu ñëwee nga def ko ku nangu mu def la promotion ci leneen bu góor jigéen ñëwee nga def ko ñuy wax borom ñaari tur yi du ñu benn borom ñaari tur ay góor jigéen lañu ñoom ku leen di wooyee borom ñaari tur yi moom la ñu bëgg ay góor jigéen lañu borom ñaari tur mooy lan Ngagne Demba du ñaari tur Alioune Badara du ñaari tur nangam sangam du ñaari tur foofu la ñuy làqatu bëgguñu ko ay góor jigéen lañu léegi sax ñu ngi làqatu ci Union européenne pour mu utal leen migration ñu daw dem ci ñoom bu yeboo ñu am ko te dem waaye fii kenn du ko fi defee ku ko fi defee ñu rajaxe la promotion Europe googu gis nga Europe googu ils ont giflé leurs enfants ils ont bastonné ils ont frappé ils ont tapé ils ont donné des fessées ils ont puni corrigé enfermé séquestré blessé même leurs enfants châtié et battre leurs enfants ak yeneen i baat waa baat yi ndax ay wolof la baat yi ndax pulaar la baat yi ndax séeréer la baat yi ndax joolaa la baat yi ay tubaab la te jëf te ñoom dañu ko jëfe ay baat yoo xam ni yépp nag jëfe nañ ko te jëfe nañ ko ndax lu nekkul du am tur lan nga gis mu am tur te nekkul lu nekkul du am tur ñoom ba mu nekkee lañ ko utal tur ñoom lu ñu dund la nag lu ñu dund la corriger seeni xale lu ñu dund la ba tege ci yoon ñu def nag mu mujj ko def muy civilisation wëlbatiku di indil ñu lu dëppoowul ak sunu nekkin dëppoowul ak sunu aada dëppoowul ak sunu diine nag ak te kenn du jubbanti kenn te dëppoowul ak sunu yooyu yëpp te kenn amul sañ-sañ jubbanti kenn waaw bu boobaa luy xew te waajur bu nekk am nga responsabilité boo xam ne bi moo gàllu ko ci sa loos ngir nga teg sa njaboot ci yoon waaye sa responsabilité boobu altéré nañ ko tey te ñeneen ñoo ko altéré feneen waaye kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk responsable nga ci sa njaboot bu ëllëgee dañ la laaj ñi nga xam ni ñoo wàccoon ci yow foon nga leen awalee ba nga leen di yar xale daal yàlla sant na ko mu fonk mag xale yàlla sant na ko mu fonk waajur waaye ñii def xam-xam ci yow xam nga ñoom place waajur lañ taxawee ñoo ko raw sax nag ndax waajur mën na laa jur di la yar te du la xamal waaye ñoom ñoo tolloog sa baay
ñoo tolloog sa mag ñoo tolloog ñépp ñi la war a yar ba pare jël xam-xam di def ci yow te sa boroom digal la lii yow xale bi muy sa njariñ nag déglu si yàlla di sa boroom qaala allahu tabaraka wa taala wa addaa rabbuka alla taabudu illa iyahu wa bil walidayni ihsana imma yablu anna indaka la kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma hawlan karima yàlla subhanahu wa taala ne sa boroom digal na leen bu leen jaamu kurul moom yow ngay jaamu ay xalaat ak leneen bu leen jaamu kurul moom te ngeen rafetal jëm ci seen waajur te ndeem kenn ci ñoom wala ñoom ñaar sax dem nañu bay mage bu leen wax mukk kuf ma la mbaa fecce mbaa nangam sàngam mel ni ku leen jéppi bu leen gëdd na nga leen wax bu yiw waaw koo dul gëdd di ko wax yiw ndax kon di nga jàmmarloo ak moom bay dóor ak di jam gis nga violence fii rekk ngay gis dañu koy yombal di ko annoncé lu jiitu ñu koy def waaye kii wax boo ma defalul li ma bëgg bu ëllëgee je passe à la vitesse supérieure te duñu xool vitesse supérieure te boo ñu ko dalee wax ba léegi vitesse supérieure paasewul xeex paasewul jamante paasewul reyante paasewul gaañante waaye ndax kooku war nañu koo xaar suba muy def li nga xam ne moom lay def te muy jéya war nañoo xaar ba suba li mu wax mu koy def te loolu di jéya ndax kooku kenn warul xaar loolu mbokk yi ñu ngi dellu nag di subhaanahu wa taala moom mi melokaanam yu mat yi yu rafet ya mu ci mbooleem ayib waaye lii di woon fu daal di violence ak xeet bu mu ci mën a doon musiba la moo tax diine islaam wooñu ngir ñu moytu lépp luy xeetu violence sunu boroom nag wax ñu ci lii su fekkee gëm nga yàlla déglul yàlla qaala allahu tabaraka wa taala udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawxizatan hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan yàlla ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wootee ci sa yoonu boroom teg koo ci xarañ ak waaraate gu rafet te bés boo àggee ci ñi gëmul ci war a dagase ak ñoom na nga tànn kàddu yu nga xam ni ñoo ci gën a rafet waaye looy dégg nag ci aaya bii ci jëm nag ci violence loo ciy dégg lii di violence ci kàddu fa la jëme mooy violence verbale islaam tere na ko ba ci ki nga bokkalul pas-pas nga xam ni du jullit aaya bi nee na kàddu yi ngay jëmale ci moom na rafet wax bu ñaaw lu salte la te dafa mel ni dañu ko ñàkkal fayda ci mim réew te kat mooy gunge xeetu violence yépp nag gis nga la violence verbale est utilisée pour intimider, humilier, contrôler l'autre par le biais de sarcasme, d'insultes, de hurlements, de propos dégradants, de chantage, de menaces, de cris blessants, infériorisants, méprisants qui peuvent affecter la personne ou même la communauté. gaañ nit kii ci kàddu dañu koy jëfandikoo ngir tiitalaate mbaa toroxal nit ki ngir man koo yilif ndax ragal gu mu ñu ragal làmmiñ wu ñaaw ñu jaare ko nag ci xas ko ci saaga ci yuux bu lay mànkeel mbaa ñu tëkku la wala di la chantage boo deful lii ma wax lii boo deful lii ma saaga mbaa yuuxu la buy gaañ sa xol wala ñu di la suufeel ci kàddu mbaa kàddu mbañeel wala di la boddi sax te yii bu amee yàq nga nit ki boddi nga ko rey nga ko te wolof di wax bu ñaaw balu fetal la balu fetal ñépp xam nañu fu mu jëm ak nu mu jëmee te wax bu bon bu ñaaw day ànd ak jëw di ànd ak fen di ànd ak gaaruwale di nga ànd ak sos ba mu mel nii lu dagan sax nag la siiw lool ci rajo yi siiw lool ci télévision yi siiw lool ci journaux yi siiw lool ci réseaux sociaux képp kuy gëm nag réseaux sociaux dafa mel ni dese ngaa nekk nit ndax nitay dugg ci néegam wax lu ko neex génn tasaare ko ci àdduna bi yow ngay seet ndax noonu la wala du noonu ndax noonu la wala du noonu bu ci seet dara du ci noonu ah créé nañ ko ba créé rubrique bu bees fake news mooy waxi caaxaan waxi fen
lu ñu wax du dëgg ba pare tëdde ko ne kii information la. gis nga siiw na ci rajo yi ci télévision yi ci journaux yi ci réseaux sociaux te lépp nag lalul ci lenn lu dul xeeb nit ki, lalul ci lenn lu dul suufeel nit ki, lalul ci lenn lu dul reetaan nit ki, lalul ci lenn lu dul bañ nit ki, lalul ci lenn lu dul xeex nit ki. waaye nañu bàyyi xel waxu yàlla bi subhaanahu wa taala. qaala tabaraka wa taala yaa ayyuha allazina amanu laa yasxar qawmun min qawmin asaa an yakuna xayran minhum wala nisaaun min nisaain asaa an yakuna xayran minhunna wala tanaabazu bil asxaab bi'sa ismul fusuuq ba'da al iman. yàlla ne yéen ñi gëm bu leen di ree ngir xeebeel ay nit ci biir nit ñi. xëy na ñoo gën di ñi nga xam ne ñoom la ñuy ree ay jigéen it bu ñuy ree yeneen i jigéen te xëy na jigéen yooyu ñuy ree ñoom mooy ñi leen gën. te bu leen di aybante, bu leen di ñaawalante ciy sant. ñaaw na nag turu caay-caay gannaaw ba ngeen gëmee. waaye islaam nag masula nangu wax bu ñaaw donte nag dañ koy jëmale ci yow. waaye xoolal rek lu mu mën a mel, xoolal ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga ci fekk ci siram lii. marra yaquudu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qaalu assaamu aleyk fa qaala aysat bal aleykum saamu wa laxnakum. qaala ya rasulallah, qaala ya aysa inna allaha yuhibbu rifqa fi l amri kullihi. ay yawut dañoo mas a romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko assaamu aleyk te mooy tekki yàlla na nga dee. soxna Aysa dégg ko moom it tontu leen ne leen yéen nag yàlla leen yàlla alak yàlla leen yàlla rëbb. yonent bi ne ko déet Aysa defal ndànk. mu ne ko xanaa déggoo li ñu wax. mu ne ko aha kay waaye booy tontu nee leen ak yéen nga yem fa. bilaay kii mooy ko nee leen ak yéen te ngeen yem fa. inna allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. bu doon ci ñun ñii mu dugg ci ñii ku ci nekk dina indi xalaatam. waaye plateau yoo xam ne dañ koy organiser ñaari nitu daara ñu teg leen ci benn plateau ci benn sujet ñuy werante bay xuloo. xam nga loolu yàlla taxatul de kooku islaam la ñuy xeex. ñoom ci seen biir ñooy xuloo ñooy xeex te ñii rek ko def. intérêt kenn bu mu tax intérêt diine ji ñu koy màbbal. ku koy màbbal màbb. mu ne xanaa déggoo li ñu am na ko xay waaye kay booy tontu na nga leen wax ak yéen nga yem ca. inna allaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. dañuy xas nit ci benn télévision ñu woo ka ñuy xas ne ko am nga droit de réponse. loolu mooy ñëwal wax lu gën a ñaaw loolu. ndax bëgg na ñeewante ak ndànku ci bépp mbir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii woon na ni yaralewul njabootam ci violence. yarul njabootam ci violence verbale. gaañe ci kàddu déedéet. ñaaw wax yàq nit déedéet. waaye lii nag yóbbu nañu ci beneen xeetu violence nga xam ni islam si na ko al unfu si wajhi mooy violence ci sëy. ñu déglu ci nag sunu borom subhanahu wa taala wa min ayatihi anna xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma. subhanahu wa taala di sunu borom mu ngi wax ci aaya bii ne bokk na ci ay kéemtaanam bind gi mu leen bind ngeen di ànd di séyante góor ak jigéen. góor ak jigéen la wax nag ku fi def góor ak góor dañu lay rey fii da ngay dem ci xaj. góor ak jigéen la wax. ay soxna ngir ngeen di am dal ca ñoom. mu def ci seen diggante nag cofeel ak yërmande. kon ginnaaw aaya bi ndax kenn warati naa dugal violence jëmale ko ci soxnaam. ndax kenn warati naa dugal violence jëmale ko ci borom kër. tontu bi daal mooy déedéet. ndax lan mawaddatan wa rahma. yow ku jigéen ki
ci yow la ñu séentu cofeel ci yow lañ ko séentu bëggal sa borom kër ba mu gënal la ñépp ak lépp te koo bëgg di nga ko wekk waaye cofeel boobu nga koy jox yow yaay ci ko moom ndax koo bëgg ba deseeloo ko dara bu dee nit te nitee dina la delloo cofeel bu ko raw raxma nag di yërmande yow ci góor gi lañ ko séentu yërëmal sa soxna na nga ko yiir na nga ko jàppale na nga ko suturaal bu ko yëddu bu ko dóor bu ko yërnu bu ko topp bu ko xas bu ko saaga bu ko dóor bay damm bu ko dóor bay nàccal bul jam ay paaka bul jam ay rabu bul rey te yépp am na waaye nag dundalal dëkkalal dëkkool waddal fajal bu feebaree nag ci sa kéemtalaay kàttan lii de bu amee violence physique ci sëy dafay dàqu violence yàq na sëy yi tribunalu Thiès bi a prononcé en 2020 du 1er janvier au 31 décembre 325 divorces. Entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 148 divorces te yépp ñu ngi tëdd daanaka ci ñeenti mbir yi mooy benn bi incompatibilité d'humeur, défaut d'entretien, coups et blessures et abandon du domicile conjugal. Incompatibilité ànd nañu ba mënatuñu ànd nit ay ànd ay fanweeri at nga xëy rek kenn ne ànd mënatuñoo ànd ndax déggootuñu ndàngam sàngam. Défaut d'entretien yor bu baax bu bon coups et blessures da nga koy dóor xoolal xutba bi kat wax nañ yépp buñ ko leeraloon dara du ci am ci yi abandon du domicile conjugal waa ku ñu bëgg ba foog bëgg yem yor la ni ñu la war a yore di la jàppale kenn dóoru la kenn saagawu la est-ce que di nga jóge sa kër di dem fenn bu ñu delloo ci njàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy gis ni bundu xaatal jigéen ak di ko fitnaal bokkul ci sunnaam ndax xadis bi xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa daraba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam shay'an xattu bi yadihi wala amratan wala xaadiman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bii ne yonent yàlla bii daal masula dóor lenn ci loxoom masu ci dóor jigéen te masu ci dóor surgaam kon yow góoru jullit yëgal nii subhaanahu wa taala daf laa sant nga topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii boole ko ci sa dund waaye violence faite aux hommes moom it am na ndax góor bu ñu mayul jàmm wax guddi wax bëccëg waxi tey waxi daaw yéeg bëgg-bëgg yoo xam ni dafa jéggi dayoo te dara mënu cee faju doo yendal doo fanaanal te liggéeyoo dara doo dem ba tàggoo di am ay xarit yu góor ak yu jigéen yu sa borom kër xamul gisu leen te bëggoo sax ñu xam leen wala mu gis leen kooku lu muy mujjee def day daw këram ndax bëggula dégg lu koy sonal day daw këram guddi ak bëccëg fajar mu dem minuit mu ñëw ci réew moo xam ne mii nag ñu ngi fiy jàngale infidélité mooy sa jëkkër infidélité mooy sa jëkkër ñu ngi koy jàngale ci miim réew dans les télévisions loolu mooy lan dañ lay xeeploo sa jëkkër utloo ku la mën a yor alal mais day njaaloo ak yow yàlla rëbb na la yii yépp nag dafay jur violence mais violence bi muy jur day jàpp sa bopp sa xel mën a jur tàggoo ak sa xel ak sa sago mu laal nag sa psychologie violence psychologique daal di dugg ba dootoo nekk li mën a jur perte de contrôle bu yóbbu nit ki muy def jéye xeetu violence yi nag bari na xajul ci benn xutba waaye mbokk yi islam du nangu xeetu violence buy lor lenn nag ci mbindeefu yàlla yi moo tax xadis bi jàngal ñu ni bu ñuy xeex violence bu ñu foog rek nag ci nit ki la yem waaye rab yi àll yi ci lañu bokk àll bi ci la bokk suuf si ci la bokk
ak bépp xeet boo xam ne bii dañu mën na cee dugg lépp looy xeet mën na cee dugg wa anna amraatan wuzibata fi xirrati la rabataha ata matatat attasan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla mbugal na ab jigéen ngir lan muus mu tënk ba mu xiif ba mar ba dee kon foofu dañuy gis ne jëf ju metti jooju mu teg muus mi moo tax borom bi mbugal ko xoolal violence bi juddoo ci suuf si te mën a ñàkk nag waaye xuloo xiiroo xeexoo ak ŋaayoo reyante te dara waralu ko lu dul man maa am légitimité ci suuf si kenn taxaw fële ne man maa am légalité ci suuf si ak koo xam ne kii amul légitimité amul légalité te kooku ñaar yooyu yëpp amu ci benn waaye lu ko ci dugal njubadi moo ko ci dugal wala maa koy saytu wala man la ñu fal légitimité nag ki koy yore moom daf ko fee fekk ndax dafa fekk ay maamam dugg ci àll bu ñuul ku ko kenn ñemewu fa rab yu garaaw yépp nekk fa mu gor lu mu dëkkee gor lu muy béyee ku ko ëpp légitimité ci loolu démb kenn ñëw indi ay kayit ne la man maa am légalité noo ko amee mu ne kayit laa yor kayit rek moo la jox suuf si li la ciy jotale nag lu ci ëpp mooy sama xarit la yow laa àndal sama mbokk la walla ñu ger la ak jëlal nga sédd ma nga sédd ma loolu moo indi promoteur immobilier waa promoteur immobilier boo xam ne bi yow masoo tabax benn appartement noo nekkee promoteur immobilier sa promoteur immobilier mooy ñu jox la 400 hectares 500 hectares 300 hectares nga dagg ay parcelles di jaay kooku ana ku ko mënul fii ana ku ko mënul fii rek récolter say milliards dem sa yoon promoteur immobilier bu ñu koy seet ñi fi tabax ay 200 logements ngi fii des centaines de logements des milliers de logements booy joxe suuf si seetal ñooñu mais koo xam ne gi kër ga mu dëkk sax moomu ko amul kër ñu dagal ko àll bi di ko daggal mu dagg di jaay dafa yomb lool xanaa kay yow état mi joxe légalité li la waroon mooy seeti boroom légitimité balaa ngaa joxe légalité seetil boroom légitimité waxtaan diisoo wa shawru fil amri bu leen waxtaan rek jubo am te du ñàkk nag mais waxtaan bu ñëw kii da ñëw imposer ay kayitam di xoggaliku ndax yow yaa ngi dëgg ci ay néegu ñax ak yooyu bu waxtaan amee juboo am waaye suuf si nag moom kenn waru koo kenn bu ñu ko waree jariñoo faw ñu jariñoo ko duñ ko fi bàyyi rek nag suuf si bu ñu ko waree jariñoo faw ñu jariñoo ko waaye ci kaw njub ak dëgg waaye lu neex waaye def mais dafa yomb de xoolal un simple fonctionnaire bu la neexee sax nga tudde ko petit fonctionnaire dans tous les sens ñu dénk la suuf si nga jox ci lu bari képp koo xam ne am nga kilifteef ci administration lii nga akimoo ko lii nga jaay def ay appartement lii nga clôturer di louer lii nga clôturer di lewal espace public nga jël espace vert nga jël xoolal mairie bii rek l'espace vert là xoolal booy dugg garage loolu 10 mètres la mu ngay dem di dem day nangu place ba léegi te espace vert la bokk ci ñun c'est commun à toute la population benn privé waru ko akimoo waaw la même promptitude qui a rasé les maisons de Mbourkat devait guider cela à faciliter ou à libérer ces places-là gis nga plan de lotissement yi fi tubaab yi bàyyi woon sax a ngi fi plan de lotissement yii yépp a ngi fi lu ci yokk xam nañ ko xoolal pan coupé yi sax dañ ko def ay maisons triangulaires le sommet de l'angle est à 0 degré demal fii rek nga gis boo nga ci teg sa bët rek dafa mel ni bakkan ci kanam laa la wax tellement visible nit ñi dañoo bëgg fu ñu dëkk nag ñu am fu ñu nooyee terrain xale yi dañ koy nangu di dagg kër place jàkka ñu jël yóbbu def kër place jumaa ñu jël def kër place marché ñu dem jëf kër waaw ba fan ba kañ
nit ñi bokkuñu ci affaire yi yéen nag yéenay seet ndax lii jaadu na seet leen rek ndax lii jaadu na waa seet leen ndax lii njub la seet leen tamit ndax lii dëgg la waaw ñun ana yàlla mais ana yàlla dans tout ça ana suñu njulit ji ñuy wax dans tout ça waaw ana ëllëg wala boog ginnaaw suñu dund dara amul ndax nañ suñu bopp ci yàlla lañ jëm te def ñuy attee dafa mel ni daal nga yor say xar say nag ak say béy dénk ko nit di ko fay weer wu dee nga fay ko mu xëy rek ne la maa moom genn wàll nag yi ak genn wàll xar yi waaye bu amee fayda nooy def loolu nangu jël sa alal da ngay nanguwaat sa alal waa état it bu bëggee delloo askan wi lu mu moom te xam ne ñii OFNAC a ngi fi CREI yi ngi fi corps de contrôle yépp a ngi fi xam nañu lépp dara umpu ci parce que simple citoyen bu xoolee rek xam ne fii jalgati nag fii du nooy da ngay nanguwaat sa yëf bul ne dafa retraité te ñëpp xam dafa jalgati bul ne dama koy affecté ñëpp xam dafa jalgati da nga koy jël jarul sax jàpp jëlal lépp nag tu vends ça aux enchères publiques defaat ko ci keesu état mu dem trésor public ñëpp jariñoo ci waat état soo bëggee xaalis mën ngaa def sa lii yii ay xeetu violence la te ay politique yoo ko yombal rek nag ci la ñuy duggee nag ci violence politique nga xam ni politiciens lay juddoo ñi bëgg yor réew di jàmmarloo ak ñi yor réew te ñoom ñëpp nag ñoo bëgg ci réew mi ki yor réew lu mu bëgg ci réew mi mu baax mu defaru ki ko bëgg tamit dafa bëgg mu baax mu defaru kooku ñoo lu tax waruñu mën a juboo ñoo bokk lu ñu bëgg ndax ñoom ñaar li ñu bëgg benn la waaye da leen di jaral xiiroo ŋaayoo xeexoo ngir am li ñu bëgg waaw assemblée nationale xeexuñu fa bataay xiiroowuñu fi te kat sujet yi tax ñuy xeex yépp c'est des sujets à vocation politique ci ñoom la jëm ndax ñoom ñooy falu waaw est-ce que xeex nañ ci lu jëm ci njàngale ak jàngkat est-ce que xeex nañ ci wàllu santé fii est-ce que xeex nañ ci wàllu agriculture élevage ak leneen ci politique rek la ñuy xeex waaye loolu njàngale agriculture yooyu loolu moom population yi la ñoo ko moom gis nga ñun ñëpp dund nañu ci télévision yi les guerres civiles ñëpp dund nañ ko ci gis-gis waaye yàlla nañ ci yàlla musal te guerre civile fu mu soqee ko fu nekk politiciens ñoo ko taal si seen i bëgg-bëgg bopp di taafantaloo population yi mooy ña nga xam ne ñooy daw yenu seen i mat la yenu seen i darab yenu seen i xar yenu seen i dénk di dem ñooy génn réew ma di daw waaye ñooñu bu doon ñoom kenn du xeex waaye bu guerre civile amee ña ko sookee du changer dara ci seen dundin du leen teree yor oto yu baax du leen teree voyager nekk à l'étranger di commander ñuy xeex fii du leen teree ñuy def lu ñu bëgg ci alal di gën a am parce que en temps de guerre ces gens-là deviennent très riches lu mu metti daal ñoom dara du soppeeku seen dund ak seen dundin ngir moytu violence politique nag mooy démocratie kenn waru ko suufeel démocratie kenn waru ko jalgati ñu bañ a bundu xataal kenn nag ci kaw mu nekk ci jub nangu kilifteef bañ a tegee lu jaaduwul nga tegu ci yoon waaye nag na nga fulaal dëgg atte dëgg di dox ci dëgg di dëggal dëgg ci kaw njub dëggu xàmmee wegante te ñéppit nag ñoo ci war a
bokk yem ndax ñëpp ñoo war bëgg ordre bu ordre amul indiscipline mooy am te l'indiscipline est la porte ouverte à tout ordre nag dafa baax ci réew rawatina nag lii ñuy ordre républicain ndax ku mu mën a doon soxla nga ko ndax sans ordre républicain il n'y a ni liberté ni paix encore moins développement ordre républicain nag moo am sañ-sañ ci violence ci ki nga xam ne amu ko te bëgg koo jëfandikoo mbokk yi islam dàq na violence politique waaye islam bañul politique ngir jubal nit ñi tey suqali seen xeet yi kon bu ñu demee ba seetlu violence ci politique dafa fekk am na leneen lu ci laxasu lu suuxat askan wi képp kuy leader politique nag yàlla subhaanahu wa taala wax na ak yow képp kuy leader politique yàlla subhaanahu wa taala wax na ak yow déglu ko nag qaala allahu tabaraka wa taala fa bima rahmatin min allahi linta lahum fa law kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min qawlik waaye la ci teg wa shawirhum fil amri wa iza azamta wa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin ci aaya bi sunu borom subhanahu wa taala muy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que njiit boo xam ne bi askan wi ci moom la ñuy aju yàlla ne ko yërmande bi ma def ci yow moo tax nga nooy te lewet ci kaw ñi nga àndal waaye yëgal ni boo doonoon ku dëgër ku tar ku wow xol kon ñii la nga xam ñoo la wër ñëpp dinañ dem bàyyi la sori la nag mbokk yi képp kuy ànd ak ay nit war na ci yow nga leen di wax lu baax képp ku ànd ak ay nit war na ci yow nga leen di digal lu baax képp ku ànd ak ay nit war na ci yow nga leen di conseiller ndax kat sa bu ëllëgee ko jariñoo tout homme à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a confié l'autorité sur d'autres et qui ne les prodigue pas de bons conseils ne sentira pas l'odeur du paradis. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin astara'ahu Allah ra'iyatan falam ya'taha bi nasihatan illa lam yajid ra'iyatan janna képp ku yàlla dénk kilifteef te doo digalee lu baax doo xeñtu aljana am ci laa wax mbokk yi suñu diine bi dafa ñëw woo ci ñu jikkoo safaanu violence te mooy ñeewanteel ak ndànku ci bépp mbir te ñu koy fekk ci njàngale seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu bare qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha rafihun yuhibbu rifqa wa yuxti ala rifqi ma la yuxti ala al unf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne naka yàlla ku am ñeewante la te bëgg na ku am ñeewante te dina def ci biir ñiy dund ñeewante xéewal boo xam ni du ko defal ñi nga xam ni dañuy dund violence waaye sallallahu alayhi wa sallam dafa yemul foofu mu tegaat ci lii i qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna rifqa laa yakunu fi cheyin ila zaanahu wala yunzau min cheyin ila shaanahu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ndànku ak ñeewanteel ci lépp lu mu dugg loolu dafay rafet waaye bu ñu demee ba nga xam ni dafay ko lu ñaaw rekk nag moo fay nekk kon daal mbokk yi jàmm mu ngi ci non violence jàmm mu ngi ci non violence ñun non violence Gandhi duñu ko jàngal walla keneen duñu ko jàngal Mandela duñu ko jàngal waaye xoolal sunu mag ñi fii Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu waa tasaarewul salaatul faatiha fii naasiril haq bi di dig ci biir tubaab yi te neexu leen te ñoom ñuy évangéliser nit ñi waaye moom mu réussir ko ndax kenn mas na koo dégg yet jot na ku ko mas a dégg kenn déggu ko c'est la non-violence il y a des techniques c'est une profession la non-violence ku amul xalaat yaay jëm ci violence Serigne Touba 7 ans durant lu tax ñu déporté ko bëgg samp li mu bëgg samp ñu ne ko du fi amee te kat mu mënoon a jàmmaarloo ak moom ñoom waaye defu ko waaye bu mu dikkee continuer la muy def lu ko may la non-violence ñun kenn duñu ko jàngal
Cheikh Omar Foutiyou non violence la xare xoolal fi mu jaar yépp da leen a conquérir te xeexul ak kenn waaye ba mu ñëwee tubaab bi gàllankoor ko ba ko ci la wëlbatiku parce que kenn diggu la nag ñu lay dóor nga toog di xool kon ñun nous avons des non violents comme repère comme référence bu ñu kenn yóbbee nag leneen kon non violence kon nañu jëmmal ci suñuy diggante ci suñuy pénc nañ ko jëmmal moom la non violence ci suñuy pénc ci suñuy dëkk ci suñu réew bu ñu bëggee ànd ak xéewal nañu ko jikkawoo te bañ di xen kenn nag ak xam ñu ngi dellu di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen sant suñu réew mi yàlla na fi yàlla wàcc xéewal yàlla na fi yàlla def juboo sutura ak teranga nawet bi yàlla na ko yàlla barkeel lépp xew ci kaw jàmm feebar bi yàlla nañ ko fàtte léegi yàlla na génn ci réew mi génn ci réew yépp te buy dem yàlla nañu fi bàyyi ñu ànd ak wér ak wérle sutura ak teranga ci turu Cheikh Omar Ndiour Serigne Cheikh Omar Ndiour di sunu mag di xalifa Tafsir Momar Ndiour ñu ngi ziyaara bépp kilifa diine yal na leen yàlla sàmm